ziar ñëpp ñi jógandoog RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak toxaluk élection gox-goxaan yi dinañ ko waxtaanee ci commission politique dialogue national loole xibaar la ñu taataan ci sunuy naatango yu source a donte ñu ne laata dogal bi nag faaw ministre intérieur ci boppam présenté leen ñoom ñi yëngu ci wàllu politique gi décret tukkee ci njiitu réew mi altine ji nu génn ci fànn woowee li nga xamante ne nag mooy front de résistance ñoom bokk na ci la ñu gis ne daal moo mën a indi tan ci mbir yi mooy benn président Macky Sall bañ a wax ñetteel mandat ñu ba wàllu parrainage it naka noonu ñoom mooy gis-gis waa front de résistance nationale ñi dalal démb ndawi xalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké RTS réero ñàkk jaaroo taal diggante liggéeykat yenn yu fa ak direction générale bi bokk na ci li ko waral ñu ne accord d'entreprise yi ci wàllu ñu ne ñàkk yemale wala bokk li nga xamante ni mooy ak wuute ci payoor yeeg yeneen direction générale bi ne loolee nay ñaxtu yëpp daal dina ko jotee ci ñoom yooyu liggéeykat ca ñu nga ci wàllu kon càmbar gi ci technique bi Abdoulaye Diop. jërë ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi Ndakaaru Médina rue 15 angle Corniche immeuble El Hadj Elimane Ndour ñu tàmbalee xibaar yi ak wàllu politique ak toxal lu jëm ci élection gox-goxaan yi dogal bu mujj bi nag ku moywul àllarba ji ñu xam ko ci bu nu sukkandikoo ci xibaar ak journal Source A loole nay waxtaan nag dinañ ko daal di amal ci biir commission bi yittewoo politique ci biir dialogue national gi laata loole it ñu ne ministre intérieur dina présenter acteur politique yi li nga xamante ni mooy ab décret bu altine ji nu génn président Sall signé ci fànn woowee fileeg boobu nag opposition bi ñoom waa front de résistance nationale daje démb dalal ndawi xalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké bokk na ci lañu gis ne daal moo fi mën a indiwaat jàmm ci espace politique ak Sénégal lu jëm ci wàllu tegaat ci suuf ñetteelu mandat ak yeneen ak it jële fi parrainage Abdou Diouf Junior. FRN di front de résistance nationale jébbal ki xalif général des mourides yónni ab bataaxal boo xam ne dëxëñ nañ ci limu lépp lu ñu soxla te duñ ci dellu ginnaaw. képp koo xam ne mën nañu jàpp ci kaso bi ndax homme politique wala femme politique boo xam ne ànduloo li président di wax ñu bàyyi la ñu génn fitna bii nga xam ne Dakar ak Sénégal yëpp dund nañ ko gis nañ ci ñoo xam ne bokkuñu police duñu alkaati ñu rëbb xale yi di dóor gis nañ ci itam yu yore fetal taxaw am na solo ñu rëbb ñooñu arrêté leen yoon mën a dal seen kaw. ñoom parti yu opposition li ñu bëgg mooy ñu teggi parrainage bi ak yeneen i mbir. dara indiwu ko sudul war a génnee ay opposants ñu bañ a bokk élection présidentielle dund nañ ko ndax nag parrainage mën na am waaye parrainage bi ñu taxawal ci Sénégal kenn mënu ko contrôler mënu ta ne te loolu indi na décision bi conseil constitutionnel génnee ci 13 janvier 2019 mu duggal ci loo xam ne mënut a doon dëkk ndax parrainage du leneen sudul loolu la ko constitution waxee signature électeur. Serigne Moustapha Mbacké Bassirou Proxaan mi nga xam ne moom la xalif général des mourides yónni yëkkati na fa ay kaddu yu jur yaakaar. yéen la njëkke déggal ngeen ko may ngeen ko cër sant na leen ci gërëm na leen ci yeneen ñoom da ca des itam wax na ko la mu koy wax moom it gis na ci moom métti na ci moom waaye nag la ko ci naqari ak la ko ci lay dis ci moom lépp dana def kéemtalaay kattan ba sëñ bi du met la mu bëgg dana ko am waaye nag na ko may ndax nguur dafa am nu muy doxee. ñi jiite parti politique yu gën a am doole ci opposition bi bokkoon nañu ci moom leen ndaje bokk ci ñoom Khalifa Sall ak Ousmane Sonko juróom fukki millions yi nga xam ne moom la Serigne Mountakha Mbacké maye junj nañ ko fa. jërëjëf Abdou RFM juróom-ñetti waxtu tegal ñeenti minutes. ak RFM kumpa jeex na. caax ci loox ca arrondissement Mérina Dakhar foofee askan ba ñaar fukk ak juróom ci village ñoo taxaw ne danoo bëgg a yoral seen bopp forage ba fa ñu jëlee ci loxoy ak teg du li préfet bi nag àndul ak ñoom sous préfet ngeen baal ma bu Mérina Dakhar àndul ci boobu gis-gis tukkee ci askan wi Cheikh Anta Diop ciy leeral. Aquatech yoroon nag lu jëm ci wàllu forage bi nga xamante ne moom moo nekk ci Thiar Thilor waaye tey jii de askan wi xërtaloon ko ba waa Aquatech jël seeni bagage dem ñaar fukki dëkk ak juróom nekk ci Thiar Thilor taxaw ngir jël forage bi mën a àggale liggéey bi waaye ñoom nee nañ waa Aquatech bi ñu ko yoree dañoo gisoon ne askan wi dañoo amoon ay jafe-jafe Abdou Lahad Gueye moom moo yor seen kàddu. État du Sénégal mi nga xamante ni dafa osé jël ndox bi nga xam ni moo nekk ci population rurale yi daf koy privatiser. jox ko benn société bu tudd Aquatech ni ay canadiens ñoo ngi ci mais également ay sénégalais ñoo ngi ci ñu constaté ni depuis 2018 ba léegi ci ay problème la ñu nekk malheureusement li ñu doon séntu ci ñoom gisuñu ci dara lu dul benn mètre cube bu ñu jël 200 francs yóbbu ko 250 askan bi dañuy fay chaque mois seen ay facture
te ñun bu ñu paanee dañuy toog ay 21 jours du ñu am ndox forage bi paanul parce que jamono yi dañoo dégager Aquatech. ñoom seen jëmi bopp mere lool ki nga xamante ne moom mooy sous-préfet bu Mérina Dakhar askanaw Thiar-Thilor jàpp ne ay pexe la ñu bëggaat lal ba Aquatech dellu si waat fii ci Thiar-Thilor waaye nee nañ loolu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg. dañu fi dajee pour dénoncer benn complot boo xamante ni mu ngi jógee ci préfet bu Mérina Dakhar donc Sore Dia moom moo convoqué ay population donc ci biir 25 villages yooyu noonu ñëpp ñoo ngi fay ba mu des 5 villages te ci biir 5 villages yi am na ci ñoo xamante ne ab minorité lañ. bul fay ndox mi tax ku ñëw ci yow di la couper na nga xool noo défendre la sa bopp kooku du waxu responsable sur 1000 bornes ñu bëgg ci solliciter 40 personnes wala 30 personnes yoo xamante ne ñoo fi nekk ni duñ fay révolution bi nga xamante ni jeunesse bi def nañ ko ànd ko ak seen i kilifa jëlee fi Aquatech en réalité loolu lañ mënut a digérer. ginnaaw kàddu yooyu nga xamante ne askan wi ratoon nañ ko dem nañu ci sous-préfecture bu Mérina Dakhar waaye ki nga xamante ne moom mooy adjoint bu sous-préfet bi wax ne sous-préfet bu Mérina Dakhar mënu cee yëy yàbb ci RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jërëjëf sëñ Cheikh syndicat technicien ak liggéeykat yi ci wàllu mbay mi ñoo dogal grève ñaar ci fan li ko dalee tey jii talaata ci àllarba ji dogal nañu bañ a joxeeti lépp luy bulletin d'analyse ñi nga xamante ni mooy wàllu njiw mi di semence certifiée service yu agriculture la ñuy sàkku rek ba waral kon doxalin bu ni mel mooy ay ndàmpaay ci wàllu dëkkuwaay ak it lu jëm ci prime de risque responsabilité ak yeneen secrétaire général du seen kuréel Samba Gueye la ñu ci teewlu ak Makumba Bey. li ñu dogal ci bureau syndical bi mooy fas nañu ne dootuñ joxati chef de service yi nga xam ne ñoo nekk ci région yi ak département yi ak direction nationale yi bulletin d'analyse yi nga xam ne mooy wane ne résultat analyse semence yi lii la joxe loolu bu ko chef de service joxe jëlee dañ koy jox seen ministre bu paree direction de l'agriculture jox fournisseurs yi ñi wax leen ne leen mën ngeen a jël semence bi yóbbu ko ci fi ñuy bayee jëbal ko baykat yi ñu séddale ko kon loolu kon semence certifiée kenn du ko fi distribuer tant que ñun joxewuñ la bulletin d'analyse yooyu bi ci topp mooy yeneen données yi nga xam ne yii nii soxal na mbay mi aussi dootuñ ko joxati benn chef de service te dootuñ ko joxati képp ku ko ajoo aussi ndaxte yaakaar nañ ne ministère finance moom taxawaayu njaaxaanaay parce que ministère am boobu ñëpp ñu fa nekk am nañ indemnité mais ñun mu bëgguñu ko xañ te loolu nekkul ci yoon parce que ñun li ñuy liggéey saraxuñ ko ñaanuñu ko ci fi ñuy liggéey am nañ droit am nañ fi indemnité ndax rien que gerte gi ñuy jaay bitim réew nag génne ne lu mat juróom-ñetti milliards yoo xam ne yi mu ngi ci kaw taabalam tegee te loolu li ñuy laaj sax matul juróom-benn milliard waxuma la ak lëjum bi ak yeneen jumtukaay yi nga xam ne mooy jiw yi li muy génne muy dugg ci gafaxa nguur te ñun ñu yore réew mi di leen dundal. ba tey ci xibaaru suba seeg RFM tolluwaay la ca rajo télévision bu Sénégal RTS lenn ci liggéeykat ab réeroo seen digg ak direction générale bi waral ñoom syndicat ba fa bootu ci SYNPICS wooteem ndaje démb yi ñaaw lu ñu ne lenn ci accord yu bees yu fa bokk na ci wuute ci wàllu pay yu yeeg yeneen Cheikh Birahim Ndiaye lañ ci àndal secrétaire général syndicat liggéeykat yu RTS ci micro Aminata Ba. dañoo nekkoon en négociation suñu accord d'entreprise parce que accord bi def na presque 15 ans il y a 2 ans la ñu entamé négociation yi ak directeur bi ñuy wax Racine Talla ñaari at ñu koy négocier dara desul lu dul signé mu yeewu indil ñu benn article bu ñuy wax clause de mobilité ñun xamuñu sax luy clause de mobilité bi ñu ko laajee lii lu tax nga bëgg ko dugal ci accord bi man mënuma affecté travailleurs yi ci région yi ñu ne ko waxal astafurlah yow yaa ngi fi ñëw 2012 ba léegi tu n'as jamais cessé d'affecter les travailleurs dans les régions ñaari weer ci gannaaw xaw ma ñetti weer affecté nga un délégué du personnel te ba nga ko affecté dafa def tey nga yeewu bëgg indi sa clause bi ne munoo da nga koy dugal par force travailleurs yi bëgguñu travailleurs yi yee ko bañ léegi nag Racine Talla moom du yàlla du yeneen travailleurs yi mu yili bu ñu nee bëgguñu lii mu ne kut ko kut da koy am soi-disant dans l'intérêt de la RTS day wax lu ko neex parce que mi ngi recruter di affecté di nommer léegi nag tey lu tax mi ne affectation bi moom da ngeen koy dugal ci clause bi signal moom travailleurs yi duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg bañuñu ci dara lu mu ci bañul bañuñu ko bu accord amul suñu diggante dañuy reyanteeg moom président dàq ko président daf ko jox ay instruction ñoom ñëpp la jox instruction ne leen accord d'entreprise yëpp na ko entreprise yi validé signé ko code de la presse barkaati dem moo njaay biñ koy laam-laamee ba tey président signé ko ñu ñëw accord d'entreprise biir RTS moom mënu ko validé signé ko seen ñaxtu yooyu liggéeykat nag direction générale bu RTS ne ma nga ca ci wàllu kon wut ak saafara ak yeneen jël dina prendre en compte loolee ne ay tawat ak i jàmbat def na it ay effort di jéego dañu ci déglu ci turu direction générale RTS Babacar Ndiaye ak Aminata Ba. ak RFM kumpa jeex na.
ñu daal di teewlu indi li nga xamante ni mooy gis-gisab direction générale bi ginnaaw bi liggéeykat yi fësale ñoom it seen ñaxtu ak tawat ci tolluwaayu rajo télévision bu Sénégal ci wàllu payoor ak wàllu affecté ak yeneen ñu déglu ci Babacar Ndiaye bu direction générale RTS. li nga xam ne moom la intersyndical bi wax jëmale ko ci négociation yi ne DG direction générale bi daf ko bañ a signé loolu nekkul du dëgg. Pourquoi? Parce que négocier nañ depuis ça fait très longtemps li nga xam ne mooy convention boobu ñu indi nag li nga xam ne moom mooy li ñuy arranger li war a arranger agent yi ñoom ñu ne duñ ko nangu ndaxte dafa am ay points yoo xam ne surtout muy point bi nga xam ne mooy point clause de mobilité bu ñu koy wax mooy affectation yi mais balaa boobu am na loo xam ne direction générale nangul na leen ko pour mu bokk ci convention boobu muy yokk prime de transport yi yokk prime logement yi yokk prime habillement yi yokk prime de présentation yi yokku lañ tamit li nga xam ne mooy ay prime salissure ci li ñu yokk yëpp li direction générale def pour rek ñu mun a signer loolu directeur général dafa jël ay milliards yu bari mu lijjanti ko moom ak état du Sénégal pour aménager les radios et les télévisions ñi nekk ci région Sénégal mënuñu jël nag li nga xam ne moo di benn clause rek ne duñu signer contrat boobu duñu signer convention boobu négociation yi pourquoi? Parce que nee nañu dafa jël loolu def ko arme de guerre. mu nekkoon Babacar Ndiaye bu direction générale RTS doon indi tontu ci càkkutéef ak yenn ci liggéeykat bootu ci syndicat Synpics RTS liggéeykat yeneen di jàngalekat yi ñaxtu li nga xamante ne mooy ñàkk avancé ak it yéexte ci wàllu administration ñeel leen ñoom jàngalekat yi bay sàkku sax ñu jëlee ministre de la fonction publique ca place am soxna Mariama Sarr moom soxna si indi leen ab tontu la mu leeral bokk na ci mu ne atum 2020 kese lu toll ci ñaar fukk ak juróomi junni enseignant dal dinañ leen di signaler acte yoo xamante ni kon 16000 acte la mu nga leen di woo nag ñoom jàngalekat yi ci dal ñu déglu soxna Mariama Sarr ak Ibrahima Diamé. soo seetloo décembre génne nañu ci plateforme bi lu ñu signé loo xam ne mu ngi toll ci juróom-ñetti junni muy 8000 acte te soo xoolee décembre ak léegi matagul ñetti weer dañ ne woon nag comme ñun mbir mi du ñun rek ñoo ko bokk dañ ko bokk ak yeneen ministère nañ ko jéem a organiser dem xool app boo xam ne bu jotee rek ñu xool li nekk ci plateforme bi ñu viddi ko pour mën a permettre ministère bi nga xam ne dafay fay ndax fonction publique mooy bind këyit yi xayma jox solde ministère des finances à travers la solde ñoom ñu fay kon mën nañ ne ab chaîne la rek ku ci nekk def bay sa waar boo xoolee tey dossiers yi ñuy traité yépp 2020 la parce que acte bi suy ñëw day am benn fiche de circulation bu nekk ci kaw service bu mu jaar rek day def cachet signé ñi ci bëri da ngay gis septembre 2020 te septembre ak léegi defe naa ne bu matee 6 mois wala bu ko ëppee bëriwul te ci loolu noonu acte bi wër na ba def circuit ba nekk signature te acte yi daan na def ay ñaari at te duñ ko mën a signé ndax day bare te les outils de travail n'étaient pas disponibles. Est-ce que syndicat d'enseignants yi xam nañ liggéey boobu ngeen di def am nañ information bi. waaw parce que ñu ngi ànd ak ñoom sur le terrain di liggéey. bu ñu fàtte ne tamit fonction publique ngi gérer carrière yeneen agent yi nga xam ne ñooy nekk agent de l'État ñëpp rek amul distinction. moo tax ma bëgg ñu jël rek jàngalekat bi rek def ko au cœur de notre préoccupation te bañ ci dugal leneen loo xam ne mbokku ci. rek. sport gi Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Assane. bismillah daal di ko door rek wàllu football ak ci lu jëm ci qualification Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 leer na ba pare Sénégal moom daal dina qualifié waaye ci lu jëm ci phase de qualification yooyu la am na ñaari journée yi ca des juróomeel bi sax danañ ko amal niki semaine gi Sénégal fas yéene jàmbaarloog naataangoom bu Congo Brazzaville niki kon bokk ajuma gi incha allah ñoom nag suñu gaynde yi démb ci suba la ñu daal di yegg foofu la ca Brazzaville bañ fa yeggee nag daal nañu amal seen séance d'entraînement bu njëkk ci stade olympique bu Kintele nekk ci banlieue nord bu Brazzaville niki tey jii tamit danañu amal ñaari séance d'entraînement benn bi ci suba gi ba ca des nag tey ji ci ngoon leneen li nga xam te daal mën nañ ko wax moo di match googu la incha allah niki ajuma ci bu 16h jotee la ñu koy daal di amal ngeen mën ko déglu tamit en direct ci rajo Futur Média ci lu jëm nag ci juróomeelu journée qualification Coupe d'Afrique des Nations googule ca Cameroun jàppale ni tey ji ci ngoon danañ ko daal di door 16h nag moo di derby bi diggante République bu
Guinée ak Mali danañ ko dal di amal ca Conakry fàttali nag si national jamono gi moom moo féetee si ñaareel place bi waaye teewul ba tey mën nañoo qualifié bu fekkente ne ni am nañu ndam seen digg ak aigle yu Mali yooyu le dañ dal di kon bokk foqati place bu njëkk bi ci groupe A bi gannaaw ba ñu disqualifié ñii di waa Tchad Namibie moom itamit daal dina gagné sur tapis vert fi mu toll nii nag ñaari poño dal di dox ci diggante mag Guinée yeneen affiche yi niki tey jii Uganda dana tase ak Burkina Faso ci bu 13h jotee ci googule waxtu diggante Éthiopie ak Madagascar danañ ko daal di amal itam noonu itam diggante Rwanda ak ñii di waa Mozambique. ñu daal di dellu si suñu réew waxtaane dogal gi nga xamante ni état bu Sénégal jëloon na ko ngir daal di kon bokk yëkkati li nga xamante ni moo di lii di état d'urgence sanitaire bi gannaaw ba ñu ko defee nag mu desoon yenn ci ay ministre ñu daal di xaatim ab arrêté ngir mën a kon bokk ubbiwaat li nga xamante ni moo di stade yi Matar Ba gannaaw ba mu doon amal conférence de presse fan yi la weesu woon waxoon ko niki démb kon bokk la daal di kon bokk mujj xaatim googule bataaxal ngir permettre daal public bi daal di dellu si waat ci li nga xamante ni daal moo di stade yi léegi nag des na lii di circulaire yi nga xam te ni dana bawoo ci yenn ci président fédération ak itam yenn président fédération ngir ñu daal di kon bokk permettre lii di public bi dellu ci li nga xam te ni daal moom moo di stade yi waaye loolu yëpp nag ci respecté li nga xam te ni moom moo di mesure barrières yi loolu nag daal di neex loolu waa Teungueth FC di yëngu ci Ligue 1 ci wàllu football jamono gi féete ci bopp classement bi ñoom nag daanaka at ngi ni seeni supporters mënuñu leen seetaan maanaam dugg ci stade bi ndax mbas mi ak yenn ci ay dogal yi nga xam te ni jël nañ ko ñoom nag fi mu toll nii dañoo daal di bég ci gi les décisions dañuy daal di déglu seen secrétaire général di bu Allé Rio di comité supporters yi moom nag ma nga wuyoo turu Madi Diop ñu déglu ko ci micro Abdou Diouf Diagne. ñun supporteru Teungueth FC yi bi ñu déggee dogal bi ne léegi may nañ supporter yi ñëw si stade bi dogal bu ñu neex la xam nga supporter moom bu fekkente ne mënoo dem supporter sa équipe di jouer yow nga toog télé loolu day xaw a doy waar daal manque à gagner bu mag la woon si ñun mais aussi pour club yi. parce que ñoom aussi supporters yi daan ñëw rentrée d'argent bu rëy la woon ñu ngi gërëm bu baax autorité étatique yi ñi nga xamante ne dem nañ ba xool ne situation bi fi mu toll nii permettre na nit ñu tijji stade yi nit ñi dugg si ñu ngi leen di sant di leen gërëm waa fédération aussi ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que jamono bi mu méttee aussi ñoom porté woon nañ combat bi bon fexe nañ ba gars yi démarré ñuy respecté règles yi léegi nag di ñaan ñëpp rek gannaaw si levé nañ restriction yi waaye conditions yi ñu koy nar a defee mooy mesure barrières yi di ñaan rek gars yëpp fexe ba ñu jéem ko respecté parce que loolu mooy tax après feebar bi dellu ginnaaw parce que affaire bi du rek ñu tijji stade yi nit ñi ñëw si stade yi mais aussi nit ñi nañu bàyyi xel ne feebar mu ngi fi te dañu war a dund ak moom bon di respecter règle barrière yi ba keroog mu fiy jógee waaw di ñaanal gars yëpp stade yaa ngi noonu ñu dem si sans violence gars yi ñu jëm si kanam daal. Teungueth FC googule moom incha allah ni kii kon bokk samedi gi danañu daal di dalal génération foot ci bu 17h jotee ca stade Ngalandou Diouf fàttali nag jamono gi waa Teungueth yooyu la ñoom ñoo féetee ci place bu njëkk bi daal di am ñaar fukki poñ ba pare daal di am ñaari match retard rawee jamono gi benn poñ génération foot mi nga xamante ni moom lañ nar a tasel ajuma gi génération foot jamono gi ñoom ñu nga féetee ci ñetteel place bu classement bu championnat national di Ligue 1 bi ca Europe yi jàppale ni tey jii danañ daal di door qualification coupe du monde 2022 jogante yu bëri dana daal di am waaye yu ñu ci mën a lii moo di diggante Belgique ak Pays de Galles 19h45 googule waxtu yi tamit France dana taseek foofule ca Paris ñi nga xam te ñu di waa Ukraine Turquie moom itam dana daal di taseek ñi di waa Pays-Bas ñu daal di ko jeexaleek wàllu canoë kayak ak aviron génn doomu Sénégal te qualifié ci wàllu Jeux olympiques di wuyoo turu Jean-Pierre Bourlus moom nag daal na décroché li nga xam te ni moo di tikkeem ca Barcelone foofu la daal di gagné li nga xam te moo di médaille d'or moom nag ab gune la ndax am na lu tollook ñaar fukki at ak juróom dana représenté Sénégal ci wàllu Jeux olympiques pour la deuxième fois di performance bi nga xamante ni moom di Jean-Pierre Bourlus mi ngi ko doon rafetlu ci jokkoo mi nga xamante ni amaloon na ko ni ki démb ak kii di Youssouf Bodian fàttali nag ci ñaari sélection yi nga xamante ni ñoo fas yéene kon bokk teewal Sénégal ci mbir moomule ci wàllum canoë kayak ak aviron kii di Jean-Pierre Bourlus am itam beneen magam mi nga xamante ni daal mi ngi doon jëngu ci mbir mi waaye moom daal finalement mujjut a teewe lu ni mel ndax gaañu bi nga xamante ni amee na ko ci li nga xamante ni moo di épaule bi Alaaji Asan ñu bàyyi ba beneen wala nga càmbaral ñu canoë kayak ak avion moom. waaw bu fekkente ne xaj na ci rek ñu dal di ko. du xeetu aw joow la. waaw joow la daal joow ci. joow la loolu mool yi war nañ ko mën a am. voilà xëy na peut-être que technique bi rek lañ koy jàngal. waaye ñoom war nañ ko mën normalement. mool yi war nañ mën a def reconversion. ah kay. jërëjëf sëñ Cheikh. jaajëf Guèye. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor.
ñu dalal Hadj Ndaté man ak moom ma yem xamuñu géej ca Pire la fekk baax ñu ngi may leeral ni kon ki xam géej fekk baax ca Cap-Vert la jigéenam Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi ñeenti fan gannaaw bi ñu yëkkatee état d'urgence sanitaire bi ministre de la culture daal dina amal ndaje ak ñi yëngu ci wàllu aada mu di ndaje boo xamante ne dañ ko jegle woon ci anam yi nga xamante ne moom la ñu war a tàmbaliwaat spectacle yi waaye nag lu ci ëpp ci artistes yi nga xamante ne ñoom ñoo jël kaddu gi ni kiy démb ca maison de la culture Douta Seck ci wàllu relance su secteur bi lañ ci gën a addu ci mel ni njiital AMS waaye itam coordonnateur bu coalition des acteurs de la musique di Daniel Gomez. Aujourd'hui, la CAM est réunie. tey jii CAM mi ngi dajale lu toll ci ñeent fukk ak ñaar ci ay organisation ak yeneen i kuréel la loolu nag faaw ñu xool naka lañ koy organiser par filière plan de relance bi moom ñoo ngi ko wéyal ci juróomi at am na ci ay waxtaan ay questions yu ci demee ni wàllu musique comme yu demee ni wàllu ko copie privée ndax boo dee xool fi nga xam ni SODAV dina def $1 milliard ak lu tegal $200 millions ci at mu nekk ñun ci suñuy xayma dinañu mën a def at mu jot juróom-ñett ba fukk ak ñaar ci ay milliards kon loolu am na solo. gannaaw ay weer yoo xamante ne toog nañ liggéeyu ñu entreprise culturelle yu bëri fu mu nekk nii dañoo am yi bor directrice bu Africa Fête Rokhaya Dabassa moom lu muy sàkku moo di tutelle bi gën leen a gunge ci wàllu woowee. li metti nag ci ñun li ñuy dund jamono ji mooy rek nan la ñuy def ba daal di sukkaliwaat suñu koom-koom ndax dañoo am ay bor yu bëri nan ngay def ngir daal di jógaat bu fekkee ni yore woo dara. ma wax nag lu jëm ci wàllub koom-koom ak wàllub tourisme ma gis ne nag Sénégal dafa war a teg ab salon international bu musique ñu daal di xool comme rek ni ko waa Cap-Vert daal di defee man moom dama gis ne ngir rek ñu mën a sukkaliwaat suñu koom-koom jaarale ko ci wàllub aada ak cosaan faw rek ñu daal di amal bile salon international de la musique. mbas mi ba mu tàmbalee ak léegi nguurug Sénégal daal dina mobiliser lu ëpp $0.5 milliards ci suñu koppar ngir jàppale artistes yi waaye ba fu mu toll nii mu ngi am ay jafe-jafe am ñu jot am ñu jotagul Khoudia Diagne di directrice des arts di ñu xamal ni am na lu ëpp 5,000 ci ay réclamations yoo xamante ne jot nañ ko. dañu noté ay jafe-jafe yu metti ay nit yoo xam ne numéro téléphone yi ñu joxe baaxul ñoo xamante ne dañu joxe seen ay nom d'artiste opérateur bi fay moom xamul nom d'artiste donc même bu la yónnee sa code boo demee nom d'artiste nekk ci liste bi. yow nga ñëw ak sa carte d'identité kenn du la fay am nañu 4000 rejets donc 4000 rejets yooyu non seulement dañ koy traité waat pour mën a yónnee waat ñooñu mais tamit am nañ si lu toll 5000 réclamations maanaam ay nit yoo xam ne peut-être yónnee wu ñu woon si yónnee bu njëkk bi wala tamit dañ leen rejeté ñu daal di yónnee waat donc liggéey boobu tam dafay laaj ñu jël tuuti temps mën a jël liste yëpp daje leen daal di leen comparer ak liste bi bu njëkk bi pour war a éviter nit di jot ñaar ñetti yoon ba ñeenti yoon. mbokk yi fi la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci diglu bi dig daje ëllëg incha allah. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole. ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf font siroog ti bantay tànk ak dammantay xeef géwéy politique yi nekkee ci réew mi sang bu tedd ba ca Touba di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou sàkku na ci ñoom ñu teg ko fi suuf ubbil Le Quotidien Serigne Bassirou Mbacké Porokhane mi xalifa bi yónni woon ci ñi fara ci opposition bi moo gisee ak ñoom démb ginnaaw bi mu yëkkatee juróom fukki millions yi xalif général des mourides jagleel ñi lor woon ci manifester yi amoon ci réew mi jox ko ñi mu ko war a jox ca la ca tegee jottali leen càkkute fu xalifa général des mourides mu di ñu bàyyi xiiroo beeg ŋaayo bi moytu fitna ndax ay ngànnaay ak ki xeer taxul kenn falu la Sénégal nañu lànguk opposition bi di Front Résistance Nationale bi ñuy gisee démb ak ndaw li xalifa général des mourides yónni woon ci ñoom wax nañu ko ñoom it li ñu bëgg ak li ñuy séentu ci Macky Sall bëgg-bëgg yi yéenekaay bi nee nañu fukk la Les Échos nañu waa Front Résistance Nationale teg nañu seeni exigence xalifa bi di sàkku ci ñoom ak dal ak dox luy doxal jàmm ci réew mi ñaan na politique kat yi ku ci am yéene mbaa bëgg-bëgg nga bàyyi ba campagne jot nga wane li nga mëne ak fi nga mëne ñoom ñi ci opposition bi ci réew mi li ñu bëgg ci njiit réew mi quotidien nee nañu moo di mu jëli fi procureur de la République ak doyen des six taxawit ñëpp di ko dégg mu ne du def troisième mandat loi bi ñu fi def mu jëm ci wàllu parrainage ñu jële ko fi opposant yi nga xam ne dañ leen a xañ seen droit de vote ñu delloo leen ko bu ñu ci nuppee lijjanti coowal Petro-Tim li nga xam ne boobe ba léegi
léegi kenn waxatu lu ca jëm suur soi xëy di leen ngóobe ndax jàpp na ne li ñuy sàkku ci président Macky Sall ñoom ñu koy sàkku xam nañu xel ne munta nekk wut ak taxaw naan Macky Sall demal ajji weer wi indil ñu seeni exigence bari na liste ba gudd na ba mel ne bëccëgu ñu xëy ne mburu amul ci dëkk bi Vox Populi nañu li xalifa général des mourides sàkku woon ci Macky Sall sàkku woon ko ci Ousmane Sonko ba tax ak dal dellu siwaat ci réew mi Serigne Bassirou Porokhane fàttali na ko démb ca ndaje ma mu di sama ñaari doom ñooy jàmmaarlo waraf la ci man ma ñaan leen ñu teg lépp ci suuf ku ma ko ci may ma sant ci yàlla ba noppi gërëm la te it ñëpp dinañ ko yëg ku ma ko ci bañalit ma jàppe ko noone waaye du tee ñëpp danañ ko yëg Sud Quotidien nañu fi ñu toll ni opposition bi ci réew mi yeewuwaat nañu te Ousmane Sonko moo leen yee moo leen dojji moo leen dolli aw fit moo tax ba ñu bari ci ñoom jógaat ngir jëlaat li ñu moom en tant que opposant ki ci nguur gi di président Macky Sall lii Quotidien nee nañu li leer ba leer moo di ñi nekk ci wetam am na ci ñoo xam ne ci fan yi di ñëw dana leen dàq séddoo ak ñoomum yóbbal ndax dafa toll ci jamonoy fexe lu indi jàmm ku dal ci réew mi te ñooñee ni ñuy doxale ak di ko waxee safaan walay jur La Tribune nañu ko moytuwul it fii ak 2022 moom président Macky Sall dana delloosiwaat ci réew mi poste premier ministre ngir politique publique yi gën a tege ci yoon waaye yi nga xam ne mi ngi koy liggéey ci réew mi moom président Macky Sall moom lu ko ci gën a jàppale ndax ñëpp seetlu nañu ne poste premier ministre bi ñu fi jëlee saafara su jur jàngoro la lu mu fi yàqul defaru ko fi partenaire yi jëflanteeg Sénégal sax loolee la ñu gis ñëpp it gis nañu ne Macky Sall bi mu fi jëlee poste premier ministre ci réew mi ak léegi dafa wét ci yëf yeneen mu di xibaar yi nga xam ne Mariama Sarr ministre fonction publique ak renouveau service public wax na ko ci xët mu njëkk Soleil national nee na ci diirub ñetti at yi ñu génn état bi génne na lu mat téeméeri milliards ak juróom-benn fukk ak juróom-benn faye ko rappel yi mu warloo ak jàngalekat yi réew mi kàdduy soxna Mariama Sarr yooyee moo nekk ci xët mu njëkku la Sénégal tontul sëwru seen it boo saayam si mi ngi ci xët mu njëkku journal bi nee na ministre Mariama Sarr dafay bëlëfe ak di tuur nit ñi lëndam li war a leer tey journal Source A nee nañu moo di mbirum élection locale yi ñu war a amal ci réew mi ndax dañu leen di reporter am déet mooy li ñu war a waxtaane tey ji ci suba ci biir commission politique bu dialogue national bi Fatou Kiné Ndiaye di xale bu jigéen bi jànge Maroc te ñu ne dafa am benn waay bu ko joxoonub yóbbante ci yóbbante ba drogue am ci ñu jàppoon ko moom xale bu jigéen bi téye ko war ko àtte l'observateur nee nañu xale bu góor bi ko joxoon drogue bi jàpp nañu ko ca Agadir fa la ñu ko jàppee Masuxa Mbeng la tudd l'observateur nañu bi ñu ko jàppee ci la ñu xamee ne ndekete mbiri Fatou Kiné Ndiaye moo mujj moom la ñu yëg waaye li mu ko def na ko yeneen ñetti nit. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu àndoon ci ak Mamadou Mohamed di ko gërëm naka noonu yéen ñu doon teewlu xibaaru suba seeg RFM ak toxal geneen ñeel élection gox-goxaan yi dinañ ko waxtaane ci biir commission bi yittewoo politique ci biir dialogue national bu Sénégal dogal bi it ginnaaw bi ci président Macky Sall signé décret altine ji nu génn mu des ak ministre intérieur war ko présenté acteurs yi ci wàllu politique ñoom ñooñee nag ci ñoom am na ca waa front résistance nationale yu fësal ak càkkutéef démb bu nu bëggee jàmm ak dal am ci lii di wàllu politique ak réew mi yóbbante nañu ko ndaw ak ku tedd ki Serigne Mountakha Bassirou Mbacké muy dox jàmm tànki jàmm seen digg ak nguur gu Sénégal ñoom ñu gis waa FRN front de résistance nationale ne faaw ñu baax wax wala laam-laamee gi ñeel ab troisième mandat naka noonu it wàllu parrainage jële fi te procureur liggéeykat yu RTS ñenn nit ñoom ab réero seen digg ak direction générale bi ña ca boot ci syndicat bi fare que Synpics yëglu démb ci ndaje doon wax rek ay tawat yoo xamante ni bokk na ca ak wuute gu nu gis ci wàllu payoor yi ak it wàllu affecté yoo xamante ni ci coobare njiitu kër gi la direction générale ba tontu xamal leen ni ñanga ca ci wàllu seen i tawat am na ci ñu jël en compte amit ay jéego yu nu def di woote nag ak dal seen biir Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi soxna Yacine Pouy ci wàllu service digital gi ñu ngi leen di gërëmati di leen ñaanalati kenn lu jàmm ci kanam tuuti penco gi ñu waxtaanee réew mi ak RFM di ci ànd ak ku mel ni professeur